dëkk Coose doon militant Adja Fatou Fati. ñu gis ni que tey jii ngeen nekk seen 5e édition ci bis bi nga xamante ni yéen a ngi def seen ndogu solidarité mu àndaale aussi ak hommage bu ñuy defal kenn ku bokkoon ci yéen ñu ñëw bëgg nga ñëwaat ci solos bis bi. waaw bés bi nag bés bu am solo la ndax bañ ko dalee def léegi juróomi at ci ren te wax dëgg yàlla yokkute lañ ci gis waaye gisuñ ci wàññeeku te bés bi doon bés boo xam ne Adja daf koo jël gën a yëkkati bés bi ndax li yëkkati bés mooy wàcc kaamil te lu am solo la ci lislaam ci weer wi ñu toll di weeru koor nga wàcc kaamil ñi nga daan àndal muy Ousmane Niabali waaw wax dëgg yàlla ñuy rendre hommage ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko ba ci sama borom kër sax ci la bokk ci ñi fi bàyyi ko nga xam ne wax dëgg yàlla képp ku mu doon àndal rek jox na la sa cër boo fi jógee du la fàtte booy ànd ak moom ci ànd bu sincère lay ànd ak yow macha allah ñu koy ñaanal rek mu yokk ba yëg ko. ñi def politique ci dëkk bi bari na mais bokkul ak ñi nga xamante ni nii dañoo xaw a sorante ak seen ay militants du ñu nekk ñu nga xamante ni sax bu ñu leen soxlaa rek la ñuy jóg dafa mel ni am na benn proximité bu nekk ci seen diggante. waaw loolu moom am na Adja Fatou Fati doon na ko jige ay militants ak militantam ñun ba ñu dalee ànd ak moom yàgg na ci ba Macky Sall di dugg ci ba muy doon président ba léegi ñu ngi ànd ak moom te amul benn nitam boo xam ne ànd na ak yow ba nga rëccu ko ndax ci sincérité la ñu ànd ak moom muy jàppale nit ñi jigéen ñi ak góor ñi te ñun ñëpp kenn ku ne muy góor di jigéen rek kenn ku ne jàppale na la kenn ku ne jàppale na la muy di jàpp ci social bu tabaski ñëwee mu def bu korite ñëwee mu def bu dul yow boo feebaroon wala dara dal muy tiis di bànneex da koy ànd ak yow loo nekk rek boo ko woowee mu ñëw tëjul buntam téléphone sax boo ko woowee da lay jël bu fekkee ne jëlu la day raccroché yow jël la moom loo wala boppam xam nga loolu yëg rek koy fay ku la mën a yëg rek mooy def loolu te loolu nag lu jëfe ci politicien la man day ba ma dalee ànd ak moom ba léegi rëccuwuma ko politicien bu mel ni moom bariwul ma lu ma koy gis ndax lépp lu muy wax rek dala naan bu ci yàlla àndee kooku nag dafa sincère jafe na. sincérité am na solo ginnaaw cachet bu am solo bi am ci wàllu kaamil bi ak ñaan bi jagleel ko way dawli yi rawatina kenn ku bokkoon ci yéen rawatina sa borom kër ak mboolem jullit boo xamante ni jiitu ji na cachet bi gën a amaat solo mooy jël ñam jox ko jullit surtout bu woor ñii ñi ngi ci kaw tali bi ñii amaana bëgg nañ ko te amuñu ko loolu lan nga ciy wax. kontaan ci ndax loolu kenn ku ne war na la te comme ñun ñëpp kenn ku ne mënu ko rek ñun ànd doole Fatou Fati ñu ànd ak moom mu jox ñu ñun dañuy jël sunu doole ñun tam def ci moom ci boppam dafay jël lépp def ñun ñu jëlaat sunu doole def ci kenn ku ne xeeboo dërëm xeeboo tànk da ngay jël def ci ngir bëgg a def jox nit ñi pour ñu lekk pour ñu naan ndax bi weer wi day weeru ngëneel weer wu am solo la loo ci def sunu borom a koy fayal boppam ñu koy ñaanal moom yàlla na ko yàlla fay ci li muy def ndax seetu ci dara de seetu ci nit gis ko seetu ci keneen gis ko yàlla ak yonent bi rek la ci seet kon ñu santaat ko gërëm ko ci weer wu tedd wi yàlla may ko ndam ci fi mu jëm fi ñuy jëm ci élection yi yàlla na ci am ndam ci barke Seydina Muhammad barke weer wu tedd bi. sallallahu alayhi wa sallam léegi fi ñuy jeexale mooy au delà de li ngeen di def at mu jot ngeen nekk ci 5e édition bi ni ngeen organisé woo ana lan ngeen war a mën a def toujours pour di présent ci wetam par rapport ak ay activités wala ay lu ngeen di mën def daal pour gën a mën a yaatal mbir mi pour yaatal ñeneen ñi mën a ñëw. waaw loolu nag lu am solo nga wax gis nga wax bi nga wax day wax bu am solo yaatal dafa am solo ñun lii ñuy def nii ñëpp lañu woo mbuur gépp woo nañ leen ku mën a ñëw rek boo nga ñëw ñun ci suñu bopp ndax ki ñëw tey ak ki ñëw démb ki fi nekk démb ak fi ñëw tey ñoom ñaar la ñu yemale suñ sañoon ñëpp ñëw ku ñëw tey dana jël def la ci kanam ba mel ni yow yàgg nga fi te loolu lu am solo la moom seetul ku ñëw tey ak ku ñëw démb ki ñëw démb ki ñëw tey la yemale boo fi nekkoon bu yàgg ak nga ñëw tey jàppale ko yéen lay yemale képp moo tax ñun ñu bëgg ko li ma la ci côté programme yi nag au delà de li ngeen organisé nii est-ce que yéen a ngi bàyyi xel di mën a def yeneen yu war a mën a tax turam di gën di mën a fes ndax nemmeeku nañ ñi am na soxe tuuti ci le fait que ñu gis ne que mi ngi def lu bëri mais daanaka nit ñi duñ ko mën di gis côté visibilité est-ce que yéen a ngi bàyyi xel ci organiser di am ay mbir yu ngeen def périodiquement. waaw loolu nag sax wax nga dëgg am na solo di def loo xam ne nit ñi dañ koy gën a gis ndax barki démb Daaru Salaam Guy Murit ñooñu fësal nañ ko te ñeneen ak ñeneen dinañ ko fësal te loolu ñooñu def am na ñoo xam ne seen xel ci mën nañ ko def pour ñu gën koo gis ñu ne bu ñu sañoon président Macky Sall xam lii muy def
ndax yàgg na ko def de depuis président Macky Sall toogee ba ndëgg ni loxoom bi bàyyiwu ko toujours mi ngi taxaw ci ginnaawam taxaw ci kanamam ndax nit ñi xëy na Mbour jafe nañ pour ñu gis yenn yi li ñu bëgg a gis la ñu gis mais moom mii ku xool rek di nga gis ku làmb daj loolu moom maa la ko wax. ñu jaajëfal la. waa kay jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax ba. Adama Gueye. ñu nemmeeku ni bi yéen ngi seen 5e édition ci bis bu am solo bi ren ji nag mu am benn cachet bu spécial mooy kaamil bi ñu def di ko jagleel ñi nga xamante ni dañoo bokkoon ci ànd bi te yàlla jëlee leen fi ban impression nga ci am. waaw wax dëgg yàlla affaire bi moom daw na yaram te loo xam ne nii ñun kullu nafsin zaa'iqatul mawt ku bakkan bu ñam dund dina mus dee te xam ne ñun ñëpp dinañ ci jaar te maire yi taxawaayam ci loolu la gëm ndaxte du tey rek la ko def almaa mi jox moo njëkk a dem ci ñun chaque at dañ ko koy defal kii ñaabali moo mujje mu tombeek kiyam ñu wàcceel ko ay kaamil defal ko mboolem ku dem kon suñu maire mënatuñ koo fay ndax nit loolu la mënal moroomu nitam waaw te yëg-yëg it lañ ci am ñun ñëpp ndax xam ne itam kenn dëkku fi ñun ñi buñ fi jógee dañuy xalaat ni danañ ci jaar ak ñun waaw kon loolu la. léegi ni ngeen organisé woo à chaque fois toujours di nekk ci gannaawam li ko undu lan la dafa doon mbokk wala daf leen koo ji. daf ñu koo ji ndax itam mbokk la lépp la daal ndax ànd bu yàgg mooy indi mbokk te mu koy rafetal moom ndax rafetal gi mooy boole ñëpp ay xale la ak i mag te munoo xàmmee xale ak mag te lépp lu muy def da koy boole mag ñi ak xale yi fi ne ñun mag ñi ñoo jiitu xale yi topp li mu ciy ñàkk du lii dong dafa yàgg liggéey fenn fu ne ma nga fa c'est que politique na moom dafa politique Mbour moo xaw a metti gis-gis bi mooy des toujours ndax ñiy def duñ leen gis mais kiy def ngir yàlla itam yàlla gis na ko xam na liggéeyu yàlla dina mus a feeñ waaw dina mus a feeñ daal waaw te ñu ngi ci kawam te ñu ngi ci kaw yoon bi mooy 5e bi te gis nga ren ni ñu yokkoo macha allah moom lim ciy def ci dooleem ñun daanaka ñun ñoo ci gën a néewle ndax ànd dooleel Faty moo taxaw pour di ko jëmal pour ñu won ko ne Mbour am na fi moom taxawaay te am na fi lu mu fiy def boobu nag nit ñi gisuñu ko mais dañoo bëgg ñu Macky Sall gën koo xool bët ñu gën koo génne moo waral ñuy def lii lépp. léegi foofu sax laay jeexalee mooy maanaam ana ban taxawaay yéen ngeen décidé taxaw ngir ngeen bëgg budul lu mel nii rek ñu koy def at ba at muy weeru koor gi ngeen di mën a am ay activités yu ngeen di def ngir mën a yaatal permettre ñeneen mën a ñëw aussi fekk si leen ci jàppale bi ngeen koy jàppale. waaw ci kàttanu yàlla fi mu ne nii dañoo yaatal sax ndax tolluñu woon ni yokkute lañu def te ñu ngi ci biir yokkute bi te suñu sañoon ni ñëpp ñëw. jàppale Adja Faty ndax Adja Faty kenn la ñaar la sax du kenn ndax itam boo ko seetloo ba seetlu ko ay jëfam dafa nëbb mais li ci biti moo ëpp li ci biir ndax liggéey rek ak social bi muy def ak formation yi mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci jumaa yi mi ngi ci robinet yi mi ngi ci lépp ak dindi alalam def ci nit ku feebar mu faj la kon loolu ku mu doyul dara dootu la day léegi nag suñu président la ñu soxla pour mu jàppale ko pour mu jox ko poste yoo xam ne nii ñun bu ëllëgee Mbour gépp dina ci jariñu ñun dañu bëgg mu yaatu ba Mbour ñu xam ne am na jigéen joo xam ne takk na sërëm ngir jigéen juban góor daal waaw. Fatou Maye Diouf. Diouf a ñoxo Baye Samba léegi ñu gis ni yéen a ngi seen 5e édition ànd taxawal wala ànd dooleel Faty ren ji mu am benn cachet bu am solo muy kaamil bi ñu def di fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi àndoon ak ñun loolu yow ban sentiment nga ci am. waaw dañ ciy kontaan bu baax parce que chaque année dañuy innover ren yàlla def maire am xalaatu wàcce kaamil ñaanal ñi nga xamante ni dañoo bokkoon ci suñu biir yàlla jëlee leen fi ñu di leen di ñaanal fa ñu nekk gënal leen fi ñu jógee. donc ñu ciy kontaan bu baax ndax wàcce kaamil bi ñaan bi ñëpp la concerné ndax ñaanal nañu ñun ànd dooleel Faty di mouvement boo xamante ni macha allah déggoo nañ bu ñu ñaanalee jàmm jooju law ba faw entente bi nga xamante ni moo fi nekk continuer dañ ciy gën a kontaan ndax mouvement booloo nekk benn la laaj tey jii nii kaamil boobu noonu bu ñu ci ñaanalee ñun ñëpp dañ ciy gën a kontaan ñaanalaale ñun ñi nga xamante ni ay ndaw lan tamit nekk ci am yoon ñaan yoon boobu nga xamante ni engagé wu nañ ci ànd ak maire ñu atteindre suñu objectif incha allah. léegi yéen seen taxawaay en tant que ndaw en tant que jeune ci biir association bi naka la demee am na ay góor am na ay jigéen mais aussi organisation bi naka ngeen ci def ndax dañuy wax ni dooley xale mais xelu mag
yéen ci seen taxawaay dëgg pour mën a dooleel Adja Fatou Faty yéen ndaw ñi lan ngeen ci taxawee. taxawaay bu am solo parce que wax nga ko sànq am na góor am na jigéen am na mag am na ndaw tey ñun ndaw ñi duñu jël benn décision boo xamante ne nii duñ ci waxtaan ak mag ñi la preuve tey bu fekkoon dañ leen ignorer boo ñëwee ñun xale yi ngeen fi fekk. dëgg la gaa on peut prendre des décisions mën nañ tamit ne dañuy doxal ñoom ñoo topp suñu ginnaaw du ñu gunge mais seen taxawaay dafa am doole te aussi maire daf ñu dooleel ñun ñi nga xamante ni ñooy ndaw ndax daf ñu jiital ci lépp ñu gis aussi suñu bopp ci lépp ñëwu rek taxaw ne man maa jiitu donc yéen ndaw ñi da ngeen di dem ngeen toog ne parce que xam nañ ni dëkk jeunesse moo ko yor la preuve man maa ngi nii mën naa ni ñi ma ci mag bariwul mais man lañ def secrétaire général mouvement bi du sama connaissance moo ma ko may du samay diplôme mais xëy na amaana confiance bu mu am si man la ma ko ciy remercier aussi davantage. ok moom politique lay def te ku wax politique wax influence ku wax politique aussi wax mbooloo tey jii yaa ngi nii jàkkaarloo ak le président de la république son excellence Macky Sall ban message nga koy jox ci taxawaay bi nga xamante ni moom la Adja Fatou Faty am ci diwaanu Mbour. le président Macky Sall message bi nga xamante ni dañ ko koy lancé jëm ci Adja Fatou Faty mooy mu gën ko bàyyee xel ndax Adja Fatou Faty biir Mbour fii gisuma politicien boo xam ne ëpp na ko fi doole gisuma politicien boo xamante ni ëpp na ko fi mbooloo li mu fi yor ci ay comité macha allah la preuve élection yi passé amul quartier booy dugg wala amul benn comité booy dem taxaw di wax la plupart dañ la naan carrément bu fekkee àndoog Adja Fatou Faty boo ñëwee duñu wax ak yow loolu li ko fi may mooy cawar fidélité aussi. voilà fidélité parce que moom ndaw ñi ñoo ko ñor jigéen ñi ñoo ko ñor Adja Fatou Faty li muy prôné mooy le développement des femmes ndax saa su nekk mi ngi jàppale ndaw ñi mi ngi jàppale jigéen ñi ngir ñu jëm ca kanam. léegi ñi nga xamante ni ay fayeen lañ weeru koor gi jot dog fekk leen ci yoon bi ñu war leen a jox ndogu aussi loolu tam am na solo ci wàllu social. am na solo bu baax a baax ndax maire moom lépp social la moom ci social lay dox suba ba ngoon jot ndax dafay fekk jigéen ñoo xamante ni amaana ñenn ñu ngi jàpp wala ñenn ñi jàpp ñu ci dara mu boole leen teg leen financer leen bàyyi leen ñu demal seen bopp man maa ngi membre biir ànd doole Fatou Faty mais en même temps présidente comité Thiocé Ouest boo xamante ni Fatou Faty la ñuy liggéeyal te moom moo ñu financé moom moo ñu fekk man bi ñuy ñëw étudiante la amaana bi ma paree sama jàng yàggul bi mu ñuy fekk mu ngi dajale ay femmes yoo xamante ni la plupart ay ménagères la ñu defuñu dara mu defal leen formation yëkkati xaalis bu takku jox leen ñuy dem di dem ba ca biir mu yëkkatiwaat xaalis woo ma en tant que présidente lan ngeen manqué le ma gën leen a booster ngeen dem ma wax ko mu génnewaat xaalis jox ñu pour lan ñun ñu mënal suñu bopp ñu koy santé bu baax suñu borom ndax loolu noonu tey may nañu lu bari ndax ñooñu ku ci nekk tey am na ci loo jàpp wala am na amaana sax ba boo tollee ci diggante ñun waa comité bi mën nañu dimbali ci suuf te kenn du ko yëg te maire ku feebar mu faj soxla bu taxaw mu faj du gàntu kenn mu xam la mu ñàkkal xam moo ci bokk yam moom daal macha allah rek lañ koy wax président Macky Sall bàyyil ñu xel Adja Fatou Faty bu baax te dañoo bëgg ci moom ndombal tànk boo xamante ni bis boo ko joxee ñu leer nañu ni doo ko réccu ndax ñi ngi koy jox gënuñu ko koo mérito loolu daal lañ am ci luñ koy wax. salaamaaleykum wa rahmatullah waa Thiocé salaamaaleykum waa Mbour bon maa ngi tudd Abou Ndiaye dëkk ci quartier bi nekk le coordonnateur du mouvement de ànd dooleel Fatou Faty. tey jii ñu gis la nga sol sa t-shirt nekk ci kaw tali bi nekk ci mbana yi 5e édition ci bi ngeen di def ci wàllu solidarité jox nit ñi ñu lekk ci wàllu ndogu yeeg yooyu en tant que jullit avant que ngay doon membre association bi nga xamante ni moom moo nekk ci ñi taxaw ak di jàppale Adja Fatou Faty en tant que jullit en tant que nit ban sentiment nga am di ko yëg par rapport ak acte bu mel nii. franchement am naa ci contentement te am ci mbégte aussi ndax akas néew li nga xam ne jot nañ ko xam ci li suñu diine mooy dimbalante jàppalante ak yërmande ci weer wi njéggal ak ngoreel jaam kon lu weer bu wundu yëpp bu jullit demee ba ciy def ab nit am initiative def ko di Adja Fatou Faty donc damay jàpp ne daf ma bëggal yiw kon du ma nangu moom tamit mu gën ma cee bëgg wala mu gën ma cee def donc contentement dong laa ci am ak yëg-yëg ci 5 ans yi nga xam ne tey ñu ngi koy célébrer di ci rendre hommage ñaar ci ay membres yi ñu doon àndal kenn ki nekk suñu nijaay kenn ki nekk suñu cher camarade almaami tonton Ousmane ñi nekk nii ci t-shirt yi kon yàlla du liggéey wala am sañ-sañ moo tax ñu des fi ñoom it du ñàkk fayda wala moo tax seen ñàkk gëm moo tax ñu dem dañuy ñaan yàlla waxtu bi mu fekk leen ci leer ak yiw te yàlla bàyyi ñu fi ñu yàgg di ko taxawee ndax ci bëccëg rek kaamil lañ tàmbali ibbee ko di leen ñaanal. macha allah léegi bu ñu ñëwee ci fidélité bi am ci seen diggante ndax ñëpp nemmeeku nañ ni ànd ak nit at ba ren ñëwaat
at ba at ñëwaat nekkatul lu évident. fidélité bi tax mbooloo mi di fi gën di nekk kenn xàddiwul te nit ñaa ngi gën di bari. lan moo koy expliquer ci seen association bi. waaw wax nga dëgg parce que mouvement bu toll nii di yëngu ci wàllum politique aussi donte ay nit la ñu nekk bokk gox bi nekk ay mbokk mais ku ne xam na ne politique xiiroo ak ŋaayoo xët-xët daf ci bari ay wàll waaye nag donte bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk saay-saay ñu laale dinañ fexe def le tout ba nga xam ne lu mënta ñàkk lu ci ëpp ñu sekk jàmm ànd ci dal ànd ci fulla ak fayda ak ngor te damay jaaree profito ci occasion di yeddaat sama bopp di yeddaat ñëpp ñu xam ne adduna bi fi mu toll la nga yéene sa bopp moom nga war a yéene say morom la nga bëggal sa bopp it ñoom nga leen war a bëggal te yaakaar naa ne lu ànd bi neex te li ñuy wax ci suñuy gémmiñ nekkul ci suñuy biir xol yi yaakaar naa ne kon du ngeen fi fekk lu mel nii ma fiy jaare rek di baalu wat ñëpp di baal ñëpp ak fas yéene bis ni que tey lépp loo xam ne daan naa ko def mu nekk rëcc lu ma yëg wala lu ma yëgul may profité di ci baalu wala ñëpp ak. ñu génn ci ay élection ay yeneen élection mi ngi ñëw. ana ngeen ban taxawaay ngeen am ci mobilisation pour gën a mën a yaatal ngir soxna si gën a am taxawaay bu am solo ci ay responsabilités yi ndomba tànk. merci comme li nga wax c'est très important nga dugg ci domaine boobu parce que ñi ngi jëm ci benn échéance di élection législative ñu jóge ci local di féliciter monsieur le maire président Cheikh Issa yàlla def mu attan yen wi ndax yen bu oyof moom yaakaar naa ne bariwul njëriñ mais bu yen wi diisee yàlla na ko attan li muy mbébét ci Mbour mu mën ko réaliser. élection yi ñu jëm nag di législative duñ ci musa dellu gannaaw wala recul lañ doon def ci local yi parce que ñun ki ñuy àndal ci lim ñu yar tàggat ñu si mooy discipline de parti ñun ñu bëgg ak ñu ñàkk bëgg du lu ñuy fésal dañ koy bëgg di ko dox waaye di xaar nag ki nga xam ne mooy son excellence président Macky Sall jël choix bu dee ci ñun fa lillahi alhamdu bu dee ci keneen it dañuy solaat suñuy mbubb solaat suñuy dàll fas yéene jugaat àndaat ak ñi mu tabb ñu liggéeyal leen parce que mu am majorité à l'Assemblée nationale mooy njëriñu askan wi mooy njëriñu Mbour mooy njëriñu Adja Fat Fati nii ñuy wax ak yow ñi ngi ci terrain bi di liggéeyal président Macky Sall ci turu Adja Fat Fati ngir parrainage bi nga xam ne moom la bëggu 41 000 voix yi nga xam ne moom la ñu sas Mbour pour ñu am ko ñun ñu ciy bay suñu waar lundi gu jot ñu dem ci municipalité bi déposer suñuy quota ñu jox ñu quittance yaakaar naa ne kon élection ñëpp xam nañ ne massification moom moo ko yor